Ndella Madior de jigéen du Sénégal jigéen bi nga xam ne soxna Sénégal boo xam ne fii la juddoo fii la jàngee fii la formé woo fii la liggéeyee fii lay defee business am fi teraangaam def fi politique te fas yéene jiite Sénégal kookoy Ndella Madior Diouf. Ndella tey moom def ne sama jigéen yu bëri bàyyi fi politique bi def leneen yow nga namm def politique ci politique boobu ñu la ciy gis waaye ba tey nit ñi naan Ndella lu tax gisuñu ko ci poste ministre yi lu tax gisuñu ko ci assemblée bi lu tax gisuñu ko ci lii te pourtant yaa ngi ci kujje politique yi lan moo war. yàlla mooy dogal ku si nekk fi ngay jaar ñun nag kenn waxul nag nga tëdd nelaw da ngay liggéey yàlla béy sa tool gouvernement bi c'est le président Macky Sall qui nomme à tous les postes civils et militaires mooy fal ku ko neex. Assemblée nationale da ngay dem bokk ci coalition bu baax xeex mun faa dugg su fekkee yëpp jaar na ci yoon mais su fekkee li xew 2017 mooy fokkati mooy maa tey mooy jël li loo xam ne moomuloo ko soo ko jëlee tamit ba ne 125 député nga am doo ko fekkee fenn di nga wax ji kon ñun ñuy toog te nga xam ne xeex bi jaraluñu woon dara ñu woon ñu nekk ci mbedd yi di sànni xeer di lakk pëna daf ñu ko jaralu moo tax ñu ne leen fecc leen ko ñu rus kaa fecc nee nañu 125 député la ñu am ñun de yëngaluñu. boo xam ne yaakaaroon nañ ne tey di nga mën a jàmbaarloo ko mujj. waaw ñu man ko waaye mujj gi dañu gis na mu dafa tàggatee dafa demee boor lu waral loolu. loolu nag nakkar lu ma gën a nakkari ci 2017 loolu ci la bokk Ndella Madior dafa war a nekk tête de liste su ma nekkoon tête de liste tey maa ngi assemblée nationale dégg nga wax ci damaa sacrifier sama bopp ma ne coalition taxawu manko bii ko yor kenn mënul résister ci coalition bi te juuma mu woon coalition boo xam ne Abdoulaye Wade nga fa Idrissa Seck nga fa Khalifa Sall Gakou Ndella Madior ñépp daal loolu kan Macky Sall ant xëy ci kawam ñu comprendre ko nag infiltré bi ñu infiltré coalition bi mu am ay siisante ci biir xeebante ci biir ñu sàggan Khalifa Sall mi ne ci kaso bi tey warul tax maa ngi koo tas dégg nga wax ji Khalifa Sall bi ne ci kaso bi tey warul tax maa ngi koo tas dafa doon bañ a perte Dakar tey perte na Dakar kon maanaam ci tey fokkati na ngi Dakar parce que Khalifa Sall dañ ko waroon teg rek def tête de liste département Dakar tête de liste maa ngi ko taxawu nekk Abdoulaye Wade ñoom Ndella Madior consort nekk ci liste nationale bi ñeneen ñi ñu doole leen ci liste départementale yi fi ñu jaar gagné. kon maanaam ñàkk déggoo moo indi li kan moo ci perte tey kenn xalaatu woon kay que Macky Sall kay Abdoulaye Wade dina ëppale député que Khalifa Sall gars yi foog ne ni woon ko Khalifa Sall mooy ëppale député PDS tey Abdoulaye Wade bi ñibbisi ba jot a dagale li mu dagale ñàkk mais am 20 députés lu ëpp lu mu amoon en 2012 Khalifa Sall bi foog ne woon dina gagné lu bëri département bi ñàkk lépp ba Barthélémy Dias day nekkul député ba Bamba Fall tey newul député defe naa Bamba Fall newul député dégg nga wax ji loolu mauvais calcul que indi ñu tasaaroo bu ñu tasaaroo loolu la ñu yàlla nattu ñee nag ëppal ñee nag fokkale ñee nag siif lépp fokkati lépp nee ñoom moom ñu ne leen jël leen waaye doo leen ko fi fekkee ndax ñooñu su ñuy dem assemblée nationale dañuy yoot te moo amoon ñooñu su ñuy dem assemblée nationale dañuy yoot su ñuy dem assemblée nationale yàlla nattu leen jëli fi Djibo Ka keroog jooju ñëpp waroon arrêté ñu suspend séance bi am déet yàkkamte ne ñoo ku ne faluwaat Moustapha Niasse yàkkamte ne ñu confirmé ko ñeneen ñi yàkkamte ne ñu wax ne si ñu ngi si bureau de assemblée nationale fa laa suuree homme politique yi fa laa suuree homme politique yi ndax keroog jooju bi ngi ne kër Djibo Ka nelaw na wax dëgg yàlla ak Djibo Ka lu mu def Sénégal man de miinanteewu moon ak Djibo Ka bu baax
mais xamoon naa comme ni ko Sénégalais yëpp xamee approché woon naa ko si sama liggéeyu communication si l'an 2000 bu mu décidé dam jàppale ji Abdou Diouf dégg nga wax ji kon mu nelaw benn jour bu am solo Sénégal ñu def comme su fekkoon dara xewul def lu ëpp war ko denc même jour arrêté lépp ñu téye xaar ba samedi doog a def levée du corps kon Sénégal soppeeku na Sénégal xàmmeetuma leen ci loolu noonu tey soppeeku na tey ci loolu noonu waaw lañu waxee mooy ne soppeeku boobu waaw ak ñàkk xame boobu tax tey ba yow nga am benn seetlu boo def wax ko ñuy fàttali ko benn nataal bu ñu la waree nga sol ci séeréer yoo téeréeg yooyu noonu jamono jooju nit ñi ne Ndella Madior jamono ji daa am ko muy jàmmarloo mooy Marième Faye Sall ndax da nga ne tey nguur gi bëriwul ay jigéen te loolu Marième Faye Sall am na ci wàll lan nga ñu mën a wax ci loolu loolu daal loolu wax bu paase la waaye wax boobu am na solo ndax à l'époque dama ne woon Macky Sall suñu jëkkër la ñun ñëpp ñun Sénégal jigéenu Sénégal te tey jii laa gën a mën a wax xam nga ne madame Touré tey jii laa gën a wax ko Macky Sall suñu jëkkër la ñun ñëpp Sénégal loolu dafa aay dafa nekk benn réalité loo xam ne c'est typiquement sénégalais Macky Sall du suñu pap du suñu maam suñu jëkkër la loolu dara ne aussi tey laa ko gën a wax. waaye tamit tax na tey ñu dëkkale na yow ci benn jamono dafa mel ne da ngay xaw a jàmmaarloo ak jabaram bi. jegewu ma ko. parce que tamit gis nga ni ñuy kaas bi ñuy naan est-ce que Ndella Madior sax nagul Macky Sall wala yooyu. loolu yëpp ba léegi mu ngi ci internet bi mais man de am na kenn rek laa nopp mooy monsieur Touré dégg nga wax ji te bu boobaa keroog jooju bu ma koy wax boobu sax xaw ma monsieur Touré bu ma koy wax dama ne président de la république ñu ñëpp a ko bokk. soo amee jëkkër ba jëkkër bi nekk président de la république da nga koy bokk ak ñëpp di nga wax ji maa ko wax daaw wax ko ren te bés bu ne dinaa ko wax di nga wax ji soo amee jëkkër ba jëkkër ji nekk président de la république da nga koy nangu bokk ak ñëpp ndax suñ la ko suñ la bàyyee ak moom dañ lay génne pale. tey dama war a nekk taxawaay Marième Faye Sall ci wetam parce que gis nañu jege jigéen ñi rek jege Ndella Madior jege y a tellement de femmes battantes sénégalaises ñu fi ne. lenn rek lañ ko yéene muy jàmm mais Marième Faye Sall suñu jigéen la su Marième Faye Sall suñu jigéen la di dañ ko war a jàppale mu jàppale jigéen ñi mais warul ragal jigéen ñi tey Marième Faye Sall moo waroon xeex jigéen ñi am gouvernement paritaire foofu lañ man foofu laa ko doon xaaree mu xeex pour mu am gouvernement paritaire xam nga lan mooy gouvernement paritaire gouvernement boo xam ne fu am jigéen beeg góor yëpp ñooy yem. foo tegee su nekkee 34 dañ koy xaaj 2 loolu mooy gouvernement paritaire France tey loolu la ñuy def tas ndax jigéen ñi compétent Sénégal dañu bëri ay ndaanaan ñoo fi nekk compétent bu baax lu tax nag si 34 ministères yi nga xam ne moom la Macky Sall def si bu muy renouveler gouvernement bi boolewu si jigéen ñi bu baax moins de 10 femmes ministres ba léegi mi ngi ñuy tooñ lu tax jigéen ñi mu bëgg leen minimiser te jigéen ñi ñoo ko fa teg. tey suñu bëggee lu xumb tey suñu bëggee victoire ci jigéen ñi la ñuy woo jigéen ñi jiitu kon lu tax su fekkee jot nañu ci yëf yi ñu doog a xool ban góor moo fa compétent pour ñu jox ko tel ministère mais loolu ñun ñoo ko mën a fegal suñu bopp ndax mbéjum kanam borom a koy fegal boppam ñun jigéen ñi moo tax man ma ne bëgguma woon sa présenté wu 2019. loolu dinañ ci ñëw foofu daf fay téye parce que dinañ ci dellu ci dañuy suux ba léegi xuus ba léegi dem ci wàllum politique bi ñuy wax tey bu ñu nee la foog ñu teg ci Madior Diouf muy sa waajur boo xam ne am na taxawaay bu am ci politique am na lu ñu ko ràññee ci politique tey rapport bi nga am ak sa waajur nit ñi ne dafa nekkoon ku sedd yow nga nekk ku tàng nan nga gisee loolu. bon sama papa en général moom de c'est un faux calme nit dañu ne dafa sedd trop mais pourtant seddul de. merci. waaw moom day tàngal de waaye du ko def ko man ni ma koy defee man moom j'ai été éduquée dans la liberté totale lu ma xalaat est-ce que mos nga maa dégg ma Assane Diouf musta ne kenn mënul wax te pourtant demee Assane Diouf mu saf-sap en hors antenne saf-sap sama xol su jeexee rek ma Assane Diouf mais xam naa di nga ko jël si di nga ko extraire loolu
mais damay teggi ne sama wax en toute liberté duma Assane Diouf directement en direct duma Assane Diouf dégg nga wax ji kon Ndella naqariwu deret Ndella dafa neex deret mais Ndella day xeexal askan wi. tey dafa mel ni gannaaw politique bi da nga njortoon ne politique pour nga def ko faaw tamit nga am média bu nekk sa wet. te du yow rek njëkkee gis nañu ñu bëri ñu mel ni ñu suñu ñeneen ñeneen ci wàllu média est-ce que du tey loolu bokk na ci lu tax nga teg sa média pour gën a développer sa communication ngir waajal politique wala. Youssou Ndour maa ko njëkk a am rajo gis nga bi nga installé rajo man mii jàppale naa leen pour ñu installé ko fii am na ñu bëri ñoo xam ne maa leen installé rajo Omar Ndiaye bi tey Témoin FM man mii maa ko kuccee ba mu am installé rajo Lamp Fall Ndella Madior moo leen coach wol ne ni ñu installé rajo ñu installé rajo et la liste est longue 97 laa am samay fréquence il y a 20 ans man dama uteeg ñi am rajo barki Demba Ndiaye dañ say yàgg kon politique taxul ñu ubbi rajo dañoo rajo ba pare ba doyal gars yi doog a ñëw daw si. waaye nag nga ne am na ci wàll jamono jii ñu nekk nii. communication dafa mooy 4e pouvoir ndig da nga am waxukaay am na politique yoo xam ne comprendre ñu ko woon ay dëmb di am na rajo ñoom ñëpp am na yow rajo di ministre de l'intérieur bi sama xarit ndeysaan lu mu tudd ci sa encore am na rajo dégg nga wax ji ñi am rajo ci gouvernement dañoo bëri te dañ ko copier rek. ci loolu noonu tax tey tamit ci wàllu média boobu noonu taxul tey li ñu yaakaaroon ne dana ci egg wala seen média dana la ko jox ci wàllum taxawaay ci communication bi eggoo ci est-ce que ñàkkum xaalis la wala média bee doxul wala boog na ñuy liggéey ak yow na ngay liggéey ci wàllum politique moom bokkul wala. problème d'organisation rek la ak milieu presse bi nu mu mel léegi Sénégal. dafa am lu mel. dañuy sot ak xeex ñenn yi dañuy sot ñenn yi dañuy xeex xam nga sànq xam naa dina si ñëw soo liiree si internet bi nga gis ñuy wax ay Ndella lii Ndella laa kan moo kenn dafa ko lu dul yenn journalistes yi ñoo tas xibaar bu baaxul su ñuy tas xibaar bu baaxul c'est pour yàq Ndella Madior suñ la yàqee ba pare ñu ne xamewuñu woon que nii la demee ñenn ñi duñ bëgg sa démentir ñenn ñi dañuy bàyyi mu sedd su ko defee loolu mooy des ci bopp nit yi ba léegi sooy politique nag duñ la bëgg a sotle parce que dañ mën Ndella Madior yeneen rajo yeeg télé yi dañ may xool comme concurrent bëgguñu gis sa femme politique bi. li gis mooy concurrence ci wàllu média. bëgguñu gis femme politique ba demee da ngay complexé su ma taxawee ñu taxaw dañuy complexé parce que duñu benn man dama nekk universitaire def médecine xaru installé rajo bu may installé rajo avec mes propres moyens kenn defu ko fi ñeneen ñu fi installé yëpp banques yi ñoo leen jàppale ñoom équipe bu baax man dama ñëw rek dugg ci domaine boo xam ne jànguma ko woon sax mu xuus si ba am si xam-xam bu rëy tey su ma demee ba am plus de 5 rajo am di waage installé partout dans les régions des stations de radio am plus de 5 télévisions Facebook di ko waaje gën a lawal amour bi ma am ci communication moo tax. ay jamono tamit say dem nañ ba ne say employés yi am nañu la fi téewoon séquestré la fi di la laaj xaalis mbuur ak yooyu ba ñu dañ la bëggoon a rey ak yooyu loolu waxu journaliste yi rek la woon amoon na coono bu rëy bu fa amoon incompréhension bu rëy ñooy mus ñoo nekk sama personnel ñooy dañu ut si woon xam-xam ñooy dañu doon wër studio bi ñuy waxee bi ma fas yéene na ñëw dëkk Saly man dama bëgg Saly sama xol mais yaa madame caaxaanu nag madame dafa ñëw dëkk si Saly mu ne madame su dëkk si Saly kon seen affaire du baax ndax dañu ñëwoon occupé sama rajo dëkk fa fanaan fa jël publicité yi di lekk formé wu gratuitement alors que rajo école la woon dama fa def Saly dama fa def ñaari rajo bu professionnel ànd club ak rajo école ñu bëgg na dugg fa nag gratuitement duñu fay njëkkuntu nag dem si journaux yi ne waaw Ndella daf ñu liggéeyloo bañ ñoo fay alors que ñoom ñoo jàng sama rajo bañ maa fay ñoom ñoo dugg sama studio ba siw bañ maa fay ñoom ñoo bëgg am attestation te fayuñu scolarité bi. te ci door bi école pour jàng la. te pour jàng la
te ñu xam ko tey ñoom ñëpp ñu ngi baalu ak baal ñu ak ñu bëgg a dellu si waat parce que nag rajo école Ndella Madior dafa neex waaw ñu fi jóge dañoo bëri PNG fii la ñu jóge Patra fii la ñu jóge Sidaat fii la ñu jël Carlo Rogers fii la ñu jóge Ndey Astu Gueye bi TFM bu Sen TV fii la ñu jóge bii baa fii la ñu jóge la liste est longue la liste est longue ñi ma formé kër gi ñi mu formé pousse nañ ñu tàkk te amuñu woon moyen ndeysaan ñi mu la tuddoon ñëpp amul kenn ku yëkkati 10 000 francs fay formation dañ leen accompagner dëkkal leen dundal leen pousse leen ñu tàkk. ci pousse boobu noonu ñu dem ba ci benn boo door ngay pousse na mu ta tàkk waaye ñu xëy benn jour rek mbir yi tàkk bay law ñi gis nañ ne dama la ñu police koy topp gendarmerie koy seet mandat d'arrêt recherché lan nga tuddee loolu noonu yow nu mu demee histoire bi ndax dañ la doon topp wala. non topp ñu ma xam nga am na yoo xam ne sax lu ma koy bëgg a wax dama am benn relation particulière ak gendarmerie gis nga Saly suñ ma rombee rek damay gaare suñ dañ may arrêté suñ ma arrêté ñu laajte papier yi ñu xool que tout est en règle après man sama boobu dama leen di jàppale financièrement dégg wax ji su ko defee wër Ndella day neex si ñoom ndax ku ko jot da ngay am xaalis xam maa ngi doog a ngang loolu wër Ndella ak a neex Ndella la ñuy wër parce que les gens n'ont pas compris ça dañuy bëgg a gis Ndella parce que après teraanga rek moo fay jóge dafa utee nag ak koo xam ne dañ koy wër pour teg ko kaso dégg nga wax ji je me fais comprendre ñi may wër pour bëgg maa gis ak ñoo bëri Sénégal waxuma gendarmerie kese parce que damay joxe teraanga. waaye kon loolu da amu ci woon da amu si woon xam nga lan moo amoon ñu ëffal ma ak waa Descos ñëw ne arrêté peinture bi parce que dañ leen monter contre man ba gisatuñu dara mais bi ñu ñëwee jàkkaarloo ak man dañuy mujjee sedd parce que xam ne man la ñuy tooñ dégg nga wax ji wër pour la man de su ñu nee diw ñu ngi koy wër ñu ne lan la def mbaa dafa rey nit mbaa dafa détourné xaalis ñu ne déedéet dafa si loolu dara de xam nga lu mu def dafa doon tabax loolu de titre la si man. ci tabax boobu. dafa doon tabax di peinture ndax ku yore xaalis mooy tabax di peinture dégg nga wax ni kon kooku dañ ko war a jàppale ndax lépp lu muy def dafay créer emploi mais doo ko ne doo ko fi defee ñu ngi lay wër pour nga arrêter créer emploi kon nga xam ne ki ñaanoo fa nekk ak manipulation pour yàq nit waaye man police sama xarit lañu gendarmerie yi sama xarit lañu douanier yi sama xarit lañu Sénégal daal daanaka xam nga sama véritable ñan lañu ku ñëw sama kër gi fekk ko fi ñu may jege rëkk ñooy sama véritable noonu soo leen di wër ñëw leen Safir FM fa la sama nooñu ne mais si biti sama xarit rek ñoo fay nekk da ngay nekk si sa biir kër di la xeex di utiliser sa ordinateur di la xeex sa noonu dëgg mooy ki la jege billaay soo leen di wër sama noonu rek ñëw leen Safir FM fa la sama nooñu ne mais sama soppe yépp ñu ngi si biti. ci wàllum soppe boobu la ñuy ñëw ndax tey ngay li ñuy wax rek ngay dox àdduna di dox nit ñi xëy benn bis. média yi waxaat ko Ndella Madior Diouf maintenant madame Touré nga dugg ci wàllu sëy comme ni ñu koy waxee am foo jaar nag te bu ñu waxee wax jaar-jaar bi nga am ak Sada Kane jaar-jaar bi nga am sa borom kër portugais tey monsieur Touré nekk fii ci wàllum jigéen en tant que femme nan nga dundee loolu ak nan jamono ji nii madame Touré bi. xam nga Ndella Madior moom comme li nga wax phénomène la Sénégal donc mythe la Sénégal kon su sëyee ñenn yi nee nañu star su sëyee ñëpp dañuy intéressé wu dégg nga wax ji que Ndella Madior soit une star au Sénégal man defuma benn problème mais c'est un fait qui est là si je me marie mais àddina yëpp dañuy cliquer bëgg a dénku ba xam seetuloo que sama jëkkër wanewu ma photo yi nit yi dañuy foog a ne woon ñuy fa wanewuñu photo yi dañ ko protéger parce que j'ai un coof de mari njool sa kaw jekk ma koy tiitaroo su ma ko wanee nag fang moom si boppam bëggu ko sax bëggu ñu wane ko parce que sinon gars yi dañuy ñëw këf ko duñ ko këf sa mais cat daal da ngay waar kon on a choisi de vivre comme il vivait caché on a choisi ñu nëbb ko
man ma continuer ne fang. da ngay ragal xale yi gis ko wala maanaam. waaw mais nañ ko nëbb rek. xam nga suñu ñun femme politique yi suñu xamee sa jëkkër mais gars yi da ngeen yónni jigéen ñi ëffal leen. da ngeen koy ëffal dañ lay déstabiliser quand tu fais de la politique au Sénégal dañ lay déstabiliser dinañ jënd sa jànk dinañ jënd sa chauffeur dinañ jënd sa assistante dinañ jënd sa personnel loolu moo tax ma ne sooy wër sama noonu ñëwal sama kër sama noonu yi sama kër la ñu nekk parce que dañ leen di jënd mettre leen contre man ñëpp du ñëpp waaye 90% samay noonu la ñuy doon te ñu waroon dund si jàmm si biti nag fans yi rek ngay fekk noonu yooyu nag ñoo utiliser sama propre moyen di ma xeex. ci xeex boobu noonu tey. xam nga loolu day na waar. ci xeex boobu tey noonu yooyu ñoo utiliser sama propre moyen laa wax sama ordinateur di ma xeex. mais xeex boobu tey bu ñëwee ba ci wàllum comme ni ma ko waxee rek comme que si wàllum monsieur Touré lañ des xeex boobu tey dem nga war ku lay jàppale. waaw muy monsieur Touré waaye tamit mënuñoo wax Ndella Madior te waxuñu Sada Kane waxuñu sa jëkkër portugais bi tey ñooñu benn relation ngeen am. man sant naa yàlla sama jëkkër ex jëkkër portugais bi léegi fexe naa ba mu raisonnable ba ñu am relation yu macha allah waaw am nañu relation yu baax parce que y a une vie après le divorce su fekkee dañu am doom dañu war a waxtaan pour avenir u xale bi mais waruñu nekk ay noonu ndax am na ay ñu ñuy rax ba séparé ñu tey su fi jóge woon damay taxaw tey su ma fi jóge woon day taxaw kon kay ñu rafetal diggante bi rek te toppatoo xale yi. Sada Kane par contre moom amuñu rapport yu bëri donc gëj naa ko gis depuis plus de 23 ans ou 24 ans. gëj nañu gisee face à face pour waxtaan gëj nañu waxtaan depuis 23 ans 24 ans amuñu benn contact waaw moom. dañu naan ku ndóbin rey sa maam soo séenee nit ki nga daw moom daf ma def ndóbin man rek la ragal à tort parce que tey jii waroon nañu di waxtaan ndax am nañu doom ensemble quand même waroon nañu toog di waxtaan am rapport yu normaux parce que mi ngi jëm mag dama koy seetaan ci télévision ndeysaan dama koy yërëm il prend de l'âge et puis il devait revenir se réconcilier avec ses anciens amours parce que àddina mu solo àddina mu solo donc xale yi màgg nañu léegi kon dañu war a sekk jàmm man de maa ngi sekk ak jàmm ak famille am yépp yaayam sama loxo bii bokk la gaañoo da nga wax ji yaayam sama xarit la woon maa ko toppatoo ba mu gaañu kon war a sekk jàmm voilà donc mais man comme man je suis très digne musuma ko sonal si dara dama ko bàyyi rek mu nekk si rukkam ak ses activités mu may observer à distance man damay fàtte sa que am na ndeysaan damay fàtte sa que existe na mais bon je pense que c'est un problème quand même à régler pour qu'on ait des rapports courtois et puis la vie continue.